WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Patterson, New York City. If you're trying to quit drinking or doing too many drugs, listen to me. You don't know me and we'll never meet. I had a problem like you once. I drank and used to party a little too much till it got out of control and almost ruined my life. I realized I needed help to fix my problem before it totally destroyed me. If you've tried to fix your drinking and drug problem and you know you can't do it alone, you need to call the National Treatment Advisors. They'll immerse you into a 30-day program to replace your old habits with new habits and totally change your life. And if you have PPO private health insurance, the entire program may be covered. Fix your problem right now before it gets any worse. Get clean. Call now and learn more. 800-961-2730. 800-961-2730. That's 800-961-2730. Do you take Viagra? Are you tired of overpaying for your pills? What if you could get the exact same results for a fraction of the price? Guaranteed. Well, now you can with Sildenafil, the active ingredient in Viagra. With 20 milligram generic Sildenafil tablets, you get the exact same results of Viagra for less than $2 per pill. And again, the results are guaranteed. That's right, absolutely guaranteed results for a fraction of the cost of Viagra. So give your wallet a break and call us toll-free at 800-460-2558 to get your generic Sildenafil delivered discreetly to your door. And of course, while saving hundreds of dollars, you'll also be saving time by saying goodbye to those long, embarrassing pharmacy lines once and for all. Again, just call 800-460-2558 and get your generic Sildenafil with a 100% money-back guarantee. Getting your pills doesn't get any easier or cheaper than this. So call 800-460-2558 now. The following program is presented by its producer, host, and sponsors. am na fi benn kayitu tàgge bu ñu fi dikkal xam naa rek ma ñëpp. Salaamaaleykum wa rahmatullah, salaamaaleykum wa rahmatullah, salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Donc mbokki auditeurs yi ñi ngi jéggulu ci dog boobu parce que élément bi nga xam ni moom moo waroon a ubbi émission bi ci boppam muy Njaga Mbay bi dafa xaw a sore tuuti lool kon nag ñi ngi jéggulu loolu wax dëgg yàlla toujours kon ñi ngi fii tey ci rajo Sénégal émergent ñu koy dàkkentale la voix de l'émergent mu di la rajo majeure ñu fas yéene nag tey saafonte bi nag sotti ci ak def ci lay doon comme li ma koy waxee rek tey la dibéer ñu fas yéene nag dénga maam waxtaane li nga xam ni moo jëm ci suñum réew mi nga xam ni dañoo bëgg a fexe mu émergent rajo Sénégal émergent ñëw tey fii ci studio de l'émergence seen mbokk seen xarit seen mbokkum taalibe Ahmadou Amar moo fi ñëw tey donc nekk ak yéen ba 10 heures. ni ñuy tàmbalee rek comme ni ñu koy waxee toujours mooy bataaxel bi nga xam ni suñu borom subhanahu wa taala moom lañu bataaxel bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom lañu jox yónnee ñu ko jaarale ko ci suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wa salaam. ñu nekk nag wax dëgg yàlla ci weeru màgg lool muy weeru gàmmo ci boppam nga xam ni dañoo fas yéene dénga maam màggal bis bi nga xam ni ci la ñëwoon kon ñu commencé rek ci alquranul karim bi jërëjëf. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahu al-Azim. Fidèles auditeurs de Radio Sénégal Émergent, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de la voix de l'émergence et vous avez parfaitement raison d'y connecter. Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar. Nous serons ensemble ce dimanche jusqu'à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne www.WPAT930am.com. Et si vous avez envie de nous écouter au téléphone, il suffit juste de composer 641 552 87 62. Et ma principale mission à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, c'est vous.
Elle est si proche, juste à côté. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire l'écho des événements majeurs. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays, agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Sa popularité, c'est la compétence, la rigueur, la discipline, en clair, la différence émanant de son producteur Amadou Amar. Mani salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Commencé nak di sant ki nga xamni mo jara sant muy suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu may kattan ci boppam ak wér ba ñu ñëwaat fii wax dëgg yàlla fas yéene bégal auditeurs yi nga xam ni dañoo jël rajo bi yëkkati ko ca kaw foo xam ne nii kawe na sama njort wax dëgg yàlla parce que fépp fu ma tourné ci dëkk bi am rajo Sénégal émergent indi rajo Sénégal émergent su ma génnee ci jàkka ji ak fu mu mën a doon rek lu gàtt dinaa leen fa defal émission su tuuti nit ñi dégg di ko rafetlu lool wax dëgg yàlla yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di jéggulu nag parce que jingal bi ma ko daan ubbee teguma ko ndax bég parce que bi ma daataa ñëw damaa jaar ci sama sëriñ wax dëgg yàlla la 630 mu ñaanal ma sama xol bi sedd guyu lool wax dëgg yàlla ñaanal ma ñaanu xaas ci boppam bég boobu ma bég na ci boppam moo tax ma saali ci boppam ba bàyyi nu mu tuddati bi CD bi ci daamar gi kon nag maa ngi koy jéggulu mais li gën a am solo rek moo de ki nga xam ne moom moo leen fii toogal muy ndongol daara li ci boppam Ahmadou Amar ñëwati na tey dana am nag ñu ko rafetlu lool wax dëgg yàlla mais dana am ñoo xam ne nii aussi duñu ko rafetlu àddina moo demee noonu ndax ñëpp mënuñoo bokk bëgg du ma nuyoo nag Sénégalais yëpp ñëw nag ci sama parti bii nga xam ne dañu suñu borom subhanahu wa taala di jox réew mi booba ñu ngi raam muy APR di nuyu nag di ko jox teg ci loxol coordinateur bi nga xam ne moom moo yore nu mu tuddati au niveau de New York coordination bi yëpp jàll ci section yi Brooklyn Bronx ak Manhattan. duma fàtte aussi wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo nekk ci DSE bi yëpp parce que fi mu ne rajo bi ñëpp a ngi koy déglu ku feeñ ak ku feeñul ci boppam parce que rajo bi moom moo koy yore parce que c'est logique parce que un professionnel est entré dans la danse waxal naa leen tey leen ma bu leen fexe ma dugg ci rajo yi bi nga xamante ne nag rajo Sénégal émergent raam na ba ñëw ci man duma man lu dul rek jàpp ko ak téye ko ak fukki loxo di leen ci bëggal di rafetlu lool wax dëgg yàlla Serigne Makhtar Fall ñu tas ci jàkka ji wax dëgg yàlla mu yëkkati lu rëy def ko ci rajo bi ma ne ko duma ko laal parce que rajo bi mi ngi dox te mi ngi doxal boppam mu ne yow yaa ni rajo bi seenub rajo la ci boppam wax dëgg yàlla participer ci participation boo xam ne nii yéen ñi déglu émission bi yëpp na ngeen ko ñaanal parce que lépp loo xam ne di ngeen ko ci rek wax dëgg yàlla ni ngeen ko ñaanal parce que def na jëf ju rëy lool lànk kandaare laa def ba tëdd ca naajo mu ne di ci dal di xamal ni aussi wax dëgg yàlla Serigne Thiam sa nuyoo yeeg si na ci boppam sa xarit bi Serigne Sarr jox na ma ko parce que nee nga da nga maa bëgg a gis mu ne la kat kii soo ko bëggee gis rek del faral di dem ci jàkka ji lañ tase léegi ñoo jullee ndoo timis ci jàkka ji kon su ma jógee foofu wax dëgg yàlla di nuyu nag toute la diaspora di nuyu aussi bi ma nee suñu parti bi fàttewuma société civile du ma fàtte aussi Benno Bokk Yaakaar parce que su lekkee alom ni ko gërëme cooy yéen ñu tungoo moon ba ñu yéeg parce que su doon ñun rek kon duñu jot njabaxtalu garab gi kon nag suñu gërëmee danañ leen gërëm wax dëgg yàlla di gërëm nag di nuyu aussi opposition bi di rafetlu lool aussi wax dëgg yàlla seenu taxawaay mais li ma leen di wax rek moo di kee nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko dénk parce que dénk laay wax moomul dañ koo dénk na fexe moom itam ba nett li ba rafet ëllëg yéen ñi nekk ci opposition bi itam opposé leen de façon républicaine loolu moo di lan su ngeen gisee loo xam ne ni rafet la arrangé na réew mi intérêt général la na ngeen ci ànd mais nag su ngeen gisee loo xam ne ni aussi safaan wala bu ngeen ko bàyyee mu jàll mais nag seet leen na mu gën a rafete ngeen woddu kàddu yi ci boppam
nu mu gën a rafete ngeen woddu kàddu yi ci boppam ba pare nag proposer solution mais il suffit pas rek ñu def dara ngeen ni lii kat baaxul nangam ak nangam sànni ci ay xeer wala ngeen def ci suuf déedéet su ngeen gisee ma insister naa leen dee leen woddu kàddu yi day article 80 bi day maga mu ngege naa yoo ci boppam te Olof Njaay ci boppam nee na kat salaan gaaw naa jooy wante soo ko laalul du jooy donc émission bi ni muy dikke tey rek dinaa def éditorial boo xam ne nii mooy doon émission bi ensuite mani su ma noppee dama koy firi ci wolof parce que mooy doon émission bi su ma noppee ni caw ba place Soweto ci assemblée ba ci boppam wax li nga xam ne rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence moom la xalaat ci la ñu fa doon def ci mbalaadum kiiraay mi nga xam ne Khalifa Ababacar Sall nee na ñooy dañu ko doon dindi ci boppam di rajo Sénégal émergent dana wax li nga xam ni loolu moo ci xalaat saa bu ma waxee nag bu leen jàpp ni li ma wax noonu la ku ci nekk ak ni nga koy gisee saa bu ma toogee fii ci rajo bi di leen wax seet leen ni nga xam ne doy na leen ngeen jël ko li ngeen xam ne doyu leen ngeen teg ko ci àll ba li may wax rek moo di je lance un défi képp koo xam ne nii lii may wax ci boppam am nga ci loo ci yokk wala loo ci bëgg a dindi rajo baa ngi nii sa rajo la ñetti siis a ngi fi ak sama bos képp ku mën a doon rek sama numéro téléphone xam ngeen ko man tam xam ngeen ma su ma jógee foofu aussi après du ma fàtte publicité yi parce que Europe ngi taxaw dégg ngeen ko muy gaawantu ma ne ko yow tegumba la ma bëgg a teg sama tarjumaanu nu mu tuddati bi njaga bi moom muy njëkkante yi nu mu tuddati ma ne ko cuut tey ci baat bi ensuite espace santé bi dinaa ci dikk li ma waajaloon nag ci espace santé bi ci boppam auditeurs yi dafa am lu ñu ñaan parce que nee nañ bii passé day rafetlu nañu ko lool muy li ñu doon wax ci affaire tension bi te nee nañ suñu ci sañoon day wax dëgg yàlla dinañ ci dellu siwaat donc dinaa ci dellu siwaat tey parce que su ma leen ne rajo bi seenu rajo la kon nag yéen a koy yëkkati yéen a koy jox audience yéen a koy jox notoriété kon duma man lu dul Olof Njaay kat nee na ko la may ay bët il faut nga xool fa ko neex ensuite publicité yi incha allah dinaa ko def et puis dinaa ubbi aussi antenne bi ci lu yaatu lool comme ça auditeurs yi incha allah ñoom itam wax dëgg yàlla danañ mën a participer assemblée ba nag yemuma ci Khalifa Sall ensuite dinaa jël référence parce que aussi États-Unis Canada ci boppam ak Océanie day ñun am nañu ab député bu ñu fa yónnee woon li nga xam ne wax na ko dëgg la yoruma élément bi mais quand même déglu naa ko dinaa ci dikk seet ba xam est-ce qu'il a répondu aux attentes est-ce que li ñu ko doon xaar ci boppam def na ko est-ce que son baptême de feu réussir na ko dinaa wax rek li ma ci xalaat sama rakk la nag du ci daara sama xarit la sama rakk la mais ak dëgg moom su ñëwee rek gannaaw ba suñu boroom ne yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wa kunu ma sadiqin rek ak képp koo mën a doon rek dëgg ji dinaa ko wax ensuite dinaa indi kaneen aussi koo xam ne nii wax dëgg yàlla moom itam li mu wax da ngeen ko gis danañ ko apprécier dinaa ko teg suivez mon regard xam naa jarul ma leen koy wax ndax dama leen a ma yoon pause bee passé teguma ko woon mu wax ju am solo lool wax ju gàtt nag mais na ngeen ko déglu bu baax a baax ma leen di ñaan ngir yàlla bu leen ko déglu avec un esprit partisan li ma leen di ñaan moo di su ngeen koy déglu ni ngeen ko déglu ak xel ci boppam déglu bu baax kàddu yi nga xam ne moom lay wax ngeen xoolal seen bopp ndax la muy wax intérêt boppam lay wax wala ndax intérêt Sénégal ci boppam lay wax ni ngeen ko déglu bu baax a baax dinaa teg cet élément comme ça ngeen dégg ko et puis vous allez apprécier. am na fi benn kayitu tàgge bu ñu fiy dikkal xam naa rek ma ñëw ci. wa inna ilayhi wa naar laa ilaha illallah ay waay ceeb dem na waay ku nii noonu ku rafetoonub tànk ku safoon dem na ku mënoon dimbali nit dem na ay waay ràgg dikkal nanu waay ay waay fu ñu jëm waay waaye nag balaa kenn njëkk a tàgg man maa koy njëkk a tàgg ndax man kam naan maamam kam maamaati maamam kam jarbaatam kam nijaayam kam ñëppam laa lay wax nii billaahi waay gannaaw seen mbokk yi di dégg ngeen déglu leen indi leen fi benn tàgg bu rafet dikkal boo ne nakar ak bànneex mbégte ak tiis département de Ross arrondissement de Nioulouk sous-préfet de Yak
cey alaaji Puloox Nur nekk ci Ganjool cey sari Supeme Saw nekk ci Pout cey soxna Naaji Fall nekk ci Saalum cey Adja Jakutu Diop nekk ci Louga cey madame Naawe Ndaw nekk ci Teen Jigéen ci Ndar cey njabootu Karot Gay nekk ci Mbooro cey yaay Basante Seck nekk ci Lewna cey njabootu Jimboka dëkk ci Thiès cey yaay Xuluñi Njaay nekk ci Dakar xalaas njabootu yaay Ngot Jeen nekk ci Yaraax cey Papa Jaay Jeen nekk ci Yaraax xalaas nijaay Kiri nekk ci Yaraax cey njabootu Ooba nekk ci Yaraax cey njabootu Tamaati Lokati nekk ci Sawañ cey njabootu Tamaati Njamb nekk ci Sawañ cey njabootu Dilini nekk ci Sonacos xalaas njabootu Ndey Saam rii parfumé cey rii Indien cey rii Thaïlande cey ak rii Hollande cey mboolem njabootu Mattu Gey nekk ci Oussefouret xalaas yaay Cin Caam nekk ci Caameen cey Bajjan Ndoxloo nekk ci Ladd Guer cey yaay Xorom Ndooy nekk ci Ganjool cey njabootu Lisa Coca xalaas Fanta Sostonic Golden ak Sprite cey ñoo am na xaratis di leen tàgg seen xarit seen doomu nday ku ñuy wax alaaji Ajaratu Anta Ceebu Jën Benn Mbay ñu gënoon koo xam ci nin bot ñu ne alaaji Ajaratu Anta Ceebu Jën Benn Mbay ñu gënoon koo xam ci nin bot gaa ñu ne démb ci boori midi daal di rob tey jii ci sagi biir ñii ñaanu ceeb mi nga xamante ne moo dem yàlla na ko loxo mi koy dànk bi jaay but bi ko jàllee ba biir mën a jot ci moom ni de troisième jour ni de huitième jour tout sera confirmé dans notre confiture ici à la Baol. jërëjëf auditeurs yi mais ñun day wax dëgg yàlla ñun xam naa ni xàllu 116 wi ci boppam ñoom macha allah su ngeen gisee nag ma teel a commencé ci tàgg bi dama bëgg ko évacuer benn yoon parce que aussi ñoom ñooy priorité ñoom ñoo yare rajo bi su ma leen évacuer après mën a dugg rapidement ci dans le vif du sujet et puis ubbi antenne bi ngeen participer à votre convenance. ni ma ko waxee rek moo di Pikine African Restaurant Pikine day wax dëgg yàlla restaurant la boo xam ne nii neexut a romb te doo fa dugg xet ga fay génne xet gu neex la lool macha allah mi ngi ci xellu xàllu 116 wi ci boppam ñeneen ñi ci des kat dénkum dégg nga maam ñoom grand place lañ ko teg daal di jël seeni siis wéer ca buntu ba nag muy di xeeñtu ci boppam ñeneen ñi jàkkaarloog moom naañ te kat ñi ngi saafantoo naan dañoo toog di xaar waxtu weeg yu demee noonu fekk woo ñi ngi toog jàkkaarloog restaurant bi di xeeñtu ma ni leen am fulla ak fayda ni caw daal di dugg ca biir fekk palaat yaa nga fees dell li gën a am solo moo di palaat yi daal wax dëgg yàlla plat de qualité la ci boppam togg gi qualité la ci boppam et puis restaurant bi dafa set te meilleur service client ñoom ñoo ko yor ci New York ci foofu ci Pikine dugg ci biir ceeb ju jën yaa nga fa ceebu yàpp yaa nga fa ceebu maafe yaa nga fa ginaar yaa nga fa dibi yaa nga fa ci boppam mais yéen ñoom laay waxal ñu leen yéen seen sant lan la ñu ne ma Saf Bay Saparal ma ne leen c'est pas possible ñu ne ma si tonton c'est possible Saf Bay Saparal aw sant la ma ne leen mais pourquoi ñu ne ma parce que ci toggin wi la ok attendez-moi ma pivoté ci sama wetu ndeyjoor ci boppam maa ngi gis kat frigidaire baa ngi fees dell ak juice ma ne leen c'est bien parce que ça c'est bien fait pour vous parce que xam naa ni dañ leen pine yéen a ngi tàngal gan ñi ñoom clients yi ay gan lañ leen di wax gan yaa ngi toog foofu c'est bien ñu ne ma non tonton c'est parce que dañoo defar ñu sedd guyu neex lool ñu dugal ñu fii ci biir di leen fi xaar waaw ma ne leen léegi yéen ku soxla nan lay def xanaa yoon ngeen ay cellphone number ñu ne lu ñu koy doyee benn ligne ci boppam la ñu am ma ni leen lan la ñu ne ma 646 922 70 15 ku mënta ñëw nag kon nan lay def xanaa téléphoné ci numéro bi rek ma ni leen léegi su ma koy tegtal lan laay wax ñu ne ma mi ngi ci xàllu 116 wii numéro bi kat 243 la soo ñëwee ci biir loo soxla da nga ko fa fekk bi ma fa daata dugg nag am na fu ma njëkkee gannaaw bu ma jullee ba pare ma ni caw daal di dugg Afrique PC fekk fa ma ndooy nga xam ni borom wanteer bi nga xam ni computer yu baax ñëpp a ko bëgg téléphone yu baax ñëpp a ko bëgg te kat soo demee lépp njëgu caapi lay doon da ngay sukk fay tuut te teew su fekkente ne nag sa loxo jotul sa ginnaaw la nga am def ko fa soo ko fa defee soo dellu see mu jox la bu bees teq commandé waat maa ngi leen di ñaan dem leen balaa stock bee jeex li ma jaaxal rek te mandooy waxaguma ko moo di nan ngay tëddee fii ba pare jàkkaarloog sa waa kër au Sénégal yaa ngi jàkkaarloog waa kër ga ci boppam
kay ku bëgg ku dugg nga gis ku génn nga gis te kay kocc buntu ba yow soo la neexee mandooy nee na ma dana la defal système boo xam ne ni yaa naan caw ab bouton rek buntu bi ne kàcce daal di ubbeeku te fii nga ne koy defee lii may wax nag ku ci am loo ciy sikki sàkka ngalawaal solal saw dàll ni caw ci xàllu 105 ci boppam numéro bi 243 la soo taayee léegi nga xam ne dangaa liggéey ba sonn këfal sa téléphone 718 807 92 39 wala ngeneen bi 917 334 6099 bi ma jógee foofu nag ci boppam bu leen fàtte sama rajo bi tey la woon dibéer muy Pikine Diaspora rajo muy la rajo de référence ci boppam nga xam ne ay boroomi xam-xam la ñu fay woo ñuy waxtaan loo xam ne ni Sénégal la mooy rajo citoyen modèle képp ku fa dem day wax dëgg yàlla dangay dégg ak dëgg ak nga fa jàng man day wax dëgg yàlla fala jàngee lu bari falaa ko xamee ñu bari ñu nekk bitim réew aussi wax dëgg yàlla ci rajo boobu la ñu ma xamee donc may nuyu au passage ñi nga xam ne ñi ngi ñuy déglu depuis le Sénégal en direct fi nekk guddi na ñii ñuy déglu au Japon ci boppam keroog Babacar Fall moo ma ko waxoon ak ñi nga xam ne ñi ngi Espagne ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak ñi nekk ay Thiès Mbour caapi gaar ak njaareem ak waa Touba yi aussi ñi ma ñu ngi koy déglu en direct kon nag yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant cant goo xam ne ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem bi ma jógee foofu nag ba tey maa ngi ci xàllu 116 wi ma am nag sama bitig boo xam ne nii sama bitigu bopp la muy Adja Khadifou distributeur ci boppam lépp loo soxla luy dem ci cin demal benn stop lay doon loo soxla lépp da nga ko fa fekk sooy dugg nag bàyyi leen xel ci lii ma leen wax xool leen ci seen wetu ndeyjoor kees gu fi gees nga fa daal fees dell ak mburu tàng jër ñu jëlu ñiim teg ci loxo bi teg ci wet gi li tax ñiim gi nag benn problème mu hygiène la parce que ñiim gi moom nga koy keppe ñaareel ba aussi tàng na jër di fet et puis c'est du pain français la donc pain de qualité la jëlal bu loola ci neex bul ci ruus jëlal juróom-ñaari mburu bu leen bañ ku leen sumi dugal leen ci enveloppe ba jëmul poste office def leen ci biir ba mu fees del xattar bi ku leen ci wetu ndeyjoor gi yàpp yaa nga fa ñu rangale façon yàpp boo bëgg nag béy ginaar xar yi nag damay préciser toujours dama leen koy wax su ngeen demee laajte leen xar mu jaasir bi ma juddee ajjuma ba pare sama benn xarit a nga koy waxtaan ak man maa ngi koy nuyu xam naa ne mi ngi may dégg xar mu jaasir li ci am solo moo di ci boppam moo dàq ci yàpp wi mënumaa def publicité bi nag ba pare di leen ci njëkk li ma leen di xamal moo di su ngeen ko soxlawul woo leen ma 646 578 0678 646 578 0678 man ma jënd ko yóbbu ko ci 111 sama kër rakk nga fa soxna saa nga fa wax dëgg yàlla te ku baax la te ku mën a togg la togg moom moo ko fi dàq moom macha allah yàlla may ko fan gu gudd wér gu yaram moom ak borom këram te barkeel see nu njaboot. ma leen di wax leen nag menuisier métallique de moom benn laa ko fi gis fii menuisier métallique boo xam liggéeyam rafet na menuisier métallique boo xam ne nii ku ragal yàlla la menuisier métallique boo xam ne nii lépp lu jëm ci weñ rek soo ko joxee dana la ko defaral ci boppam te njëggu yomb la koy defee. waay di nga dàq kéwal mu jëm àll di dem ci ñeneen ñi kay ñëw leen mbokk ngi fii Abdou Fati la tudd numéro téléphone bi 917 778 917 478 91 75 wala man woo leen ma ku ci am ab liggéey wala dara soo ma wooyee wala ñu tase ci xaalu 116 mi nga wax ko dinaa ko yëgal 646 578 0678 bu leen fàtte nag African Services Committee nga xam ne dénkoom dégg nga maam suñu maga nga fa dénkoom dégg nga maam muy Daouda ak hépatite yéen a ko xam feebar bu jama la boo xam ne lii res lay attaqué waay ngalla waay borom kuddu du lakk kii African Services Committee nee na ni ñu ñëw leen ma seet leen defal leen ay test su fekkente ni feebar baa ngi ci yow danañ la yóbbu ci sutura te tous doo ko ci fay nga dem ñu faj la su fekkente ne nag yàlla def na feebar bi nekkul ci yow lan la ñuy def dañ lay daal di jël rek daal di lay ñàkk loolu kañ moom moo gën day feebar boo xam ne nii bu garaaw la lépp lu jëm ci res rek lu garaaw la kon nag ngal la na ngeen dem seetu ci fonctionnaire seetu ci kuy jaay seetu ci borom taxi feebar bi kat seetu ci laneen
képp koo xam ne nii yaa ngi ci dëkk bi demal ñu seetal la ci boppam te kat moom dégg nga maam xam ngeen ni soriwul mi ngi fuu ci Ardem gi ci boppam te numéro téléphone bi ci boppam mooy 212 222 38 82 dañuy ubbi alterné ba àjjuma li ko commencé 9h ba 5h ci ngoon 9h ci suba ba 5h ci ngoon ñu ngi 449 ci xàllu 127 bi. dem leen ngeen seeti ko kat wax dëgg yàlla amal nañ leen njukkal bi ma jógee ci loolu nag am na leneen loo xam ne nii wax dëgg yàlla du ma ko fàtte Serigne Makhtar Mbacké mi nga xam ne yére yu rafet lool la yor gàmmo gaa ngi ñëw nag kon nag wax dëgg yàlla na ngeen ci góorgóorlu su ngeen demee lépp loo am soo demee dana la jox ku am yénte demal ku amul ceet demal ku amul xew demal mi ngi ci xarlu 116 wi rek ci soppe Cheikhul Khadim numéro téléphone 917 723 37 93 Cheikh Ahmed Tidiane Niass bu leen ko fàtte suñu borom mooy joxe suñu borom mooy xañe ci boppam su fekkente ni day wax dëgg yàlla dem ngeen ci moom seen soxla su àndeek ndogalub suñu borom subhanahu wa taala de dana faju kër kumba nag wax dëgg yàlla man day damay tiit saa bu ma fa rombee tell coow lu mel ni tulle ak màlle man daal li ma ci jaaxal moo di ma ni caw daal di dugg ci biir nee naa seet ba xam lu xew mbaa jàmm la li tax nag ma xam ne jàmm la ña ngay xaqtaay ñoom ñëpp te kat ñi ñoo mën a saalit waaye seen gémmiñ yaa ngi neen batt takk ceeb takk diwlin di xaqtaay ba yëkkati tàgg waaw ma ni lii boobu ak lekk jaru ko di ñi naan waaw man su ma fi ñëwee ceebu jën bi moo tax ma ñëw fi ñi ni yéen suñu téere loolu la wax ñi ni xool leen ceebu yàpp bi nag xanaa kay ceebu yàpp bi nga xam ne yàpp wi dégg nga maam dafa doore xanaa xool leen suñu téere ci juróom-ñaareelu xët wi ñi ni waa bi yéen xool leen maafe bi nga xam ne day xel xanaa dibi ji gisu leen ko ma tekat li ma jaaxal moo di li ñuy wax lépp tell soxna Awa Gumbale moom Adja soxna Awa Gumbale ma ngay defar ma ngay fomp ma ngay ranger am na lu ma jaaxal nag ci restaurant Kër Kumba ji képp ku fa dugg lekk ba suur ñu xelal la ci ataay yi nga naan ñu xelal la ci café gi nga naan sooy génne di tàqamti ko ba ci man mii numéro téléphone bi kat 212 866 39 00 mi ngi nekk 125 mooy numéro building bi ci xàllu 116 bi ci boppam donc loolu moo doonoon nu mu tuddati bi premier élément nu mu tuddati bi premier élément publicité yi suñu jógee léegi ma ñëw ci sama tarjumaan kii bi nga xam ne moom laa def en français mooy doon émission bi su ma noppee dinaa ko firi ci olof xam naa ni ñëpp a ngi di càll di déglu ku bëgg a enregistré li may def amalu ma ciy ragal amalu ma ciy nëbb parce que ak dëgg la ci boppam l'impensable se produit présentement sous le magistère du président Macky Sall. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure annonce une certitude en vérité absolue. Le président de la République, M. Macky Sall, a été élu et bien élu par plus de 65% des votants à la présidentielle 2012 pour avoir promis mordicus d'œuvrer à la splendeur de la patrie au détriment de son jeune parti encore à la fleur de l'âge. La patrie, avant le parti, a été le slogan. Et pour cause. Sur la base de cette belle promesse électorale alléchante, il s'est agi d'évincer le président Abdoulaye Wade pour élire démocratiquement le président Macky Sall en échange d'une rupture en ligne de mire d'une gouvernance sobre et vertueuse. Et les Sénégalais, emportés par l'euphorie, à tort ou à raison, ont cru leurs problèmes majeurs résolus pour de bon ou du moins en quasi-totalité. Hélas, aux premières lueurs, après son intronisation, il aurait été difficile d'imaginer sous le magistère du président Sall ces séquences qui écornent l'image de la République. Alors, l'impensable s'est produit. L'exécutif, le législatif et le judiciaire, en combinaison synergique, rament à contre-courant d'un peuple innocent dont le seul tort est de rater à tort et de rater par erreur le coche à l'entre-deux tours de la présidentielle. À la promesse
électorale, de la séparation des pouvoirs, le rassemblement de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, ce rassemblement a répondu présent sous la responsabilité exclusive du président Sall. En clair, notre médaille d'or nationale, espoir de toute une nation, s'est présentée en revers sous l'œil vigilant d'une opposition en perte de vitesse. Il aurait été difficile d'imaginer sous le magistère du président Sall des pratiques corruptives, hallucinantes, pour tenser et molester la démocratie qui ne peut plus s'exprimer librement au Sénégal. C'est une désinvolture qui confine à la corruption dans le sens d'une clientèle politique dans la perspective d'un second mandat. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, annonce cette certitude en vérité absolue. Au fur et à mesure que la présidentielle 2019 approche, le cœur de l'arène politico-religieux s'est transformé en milieu étrange. Les cajoleries sont de plus en plus insistantes et les nouveaux amis de circonstance du chef de l'État font assaut d'amabilité. C'est un paradoxe de la classe politique en partie et de certains chefs religieux. L'APR a beau engloutir des transhumants dans sa besace, c'est un parti où l'eau coule de tous bords et qui cherche aveuglément des communicants qui incarnent ou qui incarneront la parole et l'action présidentielle. L'APR est une formation rodée aux querelles, aux invectives et qui ne sait plus où placer le curseur dans la perspective de la présidentielle 2019 déjà placée sur les rails. Enfin, il aurait été difficile d'imaginer sous le magistère du président Sall l'échec de sa politique, en ce sens qu'elle profite plus aux Occidentaux qu'aux citoyens sénégalais. Ou bien, s'agit-il de son incapacité à bien la maîtriser pour finalement bien l'incarner au profit de la population. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, annonce cette certitude en vérité absolue. Le président de la République, Macky Sall, fait un pari risqué, convaincu que les Sénégalais avancent dans la douleur. Il est conscient qu'il a en face des guides religieux, en clair, une complicité entre le pouvoir spirituel et le pouvoir législatif au détriment des Sénégalais. Mais, à la présidentielle 2019, le seul baromètre d'appréciation portera la signature d'un peuple enseveli dans les ténèbres au profit des Occidentaux. Vive le Sénégal uni et prospère. Amadou Amar pour Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence. sama mbokki auditeurs yi ma ñëw waxal leen mbir mi ci wolof su ma noppee tegal leen élément bi nga xam ni moom laa doon wax léegi fi may commencer moo di dama ni l'impensable lu kenn mësta xalaat ma ngay xew ci nguur gi nga xam ni moom de président Macky Sall di doxal li tax ma utiliser ni la kenn mësta xalaat dafa amoon ay dige yoo xam ne ni dige woon nañ ko et ñu élire ko sur la base de ça moo tax ma ni nag ci njëlbeen gi kat ni leen le président Sall kat wax dëgg yàlla fal nañ ko ci fal gu rafet parce que daanaka téeméer boo gis juróom-benn fukk lu ëpp juróom-benn fukk ak juróom fal nañ ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon wote muy lu rëy nag ci Sénégal lu ko waral neewoon na ni kat dinaa jël réew mi jiital ko jël sama parti teg ko ca gannaaw nga xam ne kat sama priorité samay wax jenn lay sant ñu ne ko Sall jenn gi lan la mu ni leen jenn ci boppam moom mooy doon Sénégal ñu ne ko bismillah bi mu taxawee nag ci promesse boobu nga xam ni dige boobu def na ko ki nga xam ne moom moo fi nekkoon góor gi ci diggante nu mu tuddati Versailles
ak Fann Résidence yàlla na ko yàlla may fandu gudd ak wér gi yaram waaye nag dama daan wax bu te mu bàyyi politique mais bu mu bàyyeegun politique na bàyyi ba 2019 bi weesu muy soog a bàyyi politique avant dama doon wax ni te mu bàyyi politique jigéen ñi ci nañu gunge ba 2019 bi weesu mu soog a bàyyi politique yàlla may ko fandu gudd ak wér gi yaram ndaxte kat reer guddi la waaye bëccëg dañu koy toppatoo te bari na ñeleju lool ci boppam macha allah. Le président Sall parce que kat su may wax maa ngi ci biir parce que fii laa toogoon ñu nekk ci opposition bi may wax kon su ma gisee leneen su ma gisee safaanu wa ci boppam te mu wóor ni lépp lu ma wax dinaa ko nettaliwaat ci kanamu suñu borom bëgg le président Sall du tax ma nekk ab naafeq moo di nga gis ak dëgg nga teg ci sa tànk xaw ma kañ la xaw ma suba la xaw ma ginnaaw ëllëg la ak lu mu mën a doon rek li may wax ak dëgg lay doon te dinaa ko teg ci biir. bi loolu demee mu ni kat dinaa def gouvernance boo xam ne nii bu sell ci boppam Sénégalais yi nag bëgg lool kontaan lool wax dëgg yàlla ni ñun de suñuy rangooñ fer na danañu ko fompal biñ ko tegee nga xam ne tàmbali na di liggéey nee naa leen am xel mënul woon a xalaat lii am tey ñu ne ma lan la ma ni leen de dañ daan wax naan nañuy def séparation des pouvoirs exécutif bi na def dem fële su ma ne exécutif mooy li nga xam ne le président Sall yore na ko liggéey ab liggéeyam bu mu jotee daara législative bi itam nekk fee di liggéey ab liggéeyam ci assemblée di contrôler action gouvernement bi su gisee lu yoon mu wax ko su gisee lu dul yoon mu wax ko lu jara wote te arrangé peuple bi ñu wote ko loo xam ne ni arrangé peuple bi ñu lànk kalaare ba tëdd ca naaj wa muy séparation boobu leneen di ci des muy pouvoir judiciaire muy tribunal bi nga xam ni kat du am justice à deux vitesses du am justice su ku ma ndey am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey képp koo xam ne nii tooñ nga nañ la jaarale ci yoon mais tooñ boo xam ne nii ñii Masamba dañuy tooñ Mademba tooñ Masamba tooñ ñu ni ray ci fiir gi leen di jàppale moo xam fiiruk OFNAC gi la mooy xam les inspecteurs généraux d'État ci boppam fiir la goo xam ne nii ko fa romb te sikk mu ni la caw daal di lay jàpp su la fiir gi jàppee nag nga ne man kat léegi ci mouvance bi laa nekk ci APR laa nekk ñu daal di lay bàyyi loolu fu ñu teg loolu ci boppam moo tax ma ni lii kenn musu ko woon a xalaat parce que dañ ne woon nañu bàyyi mu doon séparation des pouvoirs ku ci nekk li nga war a def nga def ko na nga ko war a defare bon ginnaaw loolu aussi am na leneen loo xam ne nii waxoon nañu ko ñu ni loolu lan la ci boppam affaire achat des voix yi affaire corruption yi affaire guerre nga xam ne da ngay gis koo xam ne ni parti ma ko yor mu wóoral yàlla ni parti am amul moyen te parti au pouvoir ci boppam am nay moyen parce que président de la république am na caisse noire boo xam ne nii bu ko leew doom ci boppam mu leew ko loolu nag ci boppam mu ne caw daal di jëli keneen te li ci gën a metti moom moo di fii lañ nekkoon ci opposition bi ñun ñëpp ñu di ko kaas di ko mer boobu moom itam ci opposition bi c'était le camarade Macky Sall ñu koy kaas di mer di wax li ñu jaaxal bi muy def les conseils des ministres décentralisés da ko araamal sax man naa ni dem ba dëkk ba nu mu tuddati ci sa kii Kaffrine bi mu génnee di xutba parce que saa bu defee conseil ba pare day xutba moo di woo journalistes yi waxtaan ak ñoom daa di leen kët fi nekk nii dagal naa transhumance ku bëgg a ñëw na nga ñëw ubbi naa nu mu tuddati bi loolu nag muy jeneen wax joo xam ne nii bokkut ak wax ji nga xam ne moom la ñu doon wax donc loolu ci boppam muy lu ñu jaaxal lool ci boppam la leen li ci des moo di ma ne ko nag ak nu mu mën a doon su fekkente ne APR bii la suñu APR bii yéegu béy lay doon yéegu béy moom du sori waaw parce que parti boo xam ne nii dégg nga maam nanguwuñu ko structuré parti boo xam ne nii am nañ ay gan man du ma leen tuddee ay transhumants su ma jëlee rek par exemple la section de New York la section de Astafurlah la coordination de New York et précisément la section de Manhattan am na ay éléments yoo xam ne ni dañu ñoo fekk si ci boppam muy ay éléments de valeur et jusqu'à présent dugaluñu leen et pourtant mënoon nañoo montrer seeni preuve d'efficacité ci biir parti bi mais fee lañ leen di teg ñi fi nekkoon a fi nekk kenn du soppi ainsi de suite man mii damay waxtaan ak xale am na ay xale yoo xam ne nii yàgg nañ ci parti bi ñu ngi fi je vais pas citer des noms mais xale yi yoo xam ne nii wax dëgg yàlla ñu efficace lañ yoo xam ne nii ku leen responsabiliser danañ liggéeyal parti bi mais kenn du leen nangoo xëcc dañ leen di jël sànni leen fee kooku kon nan dañuy mën a demee moo tax mu ni ko nag mbir mi yéegu béy lay doon day du sori laneen li ci des moo di
am na lu ma jaaxal ci politique am parce que nee naa échec la su ma nee baatub échec la nag et je pèse bien cette phrase et je suis prêt à défendre ce mot. dëgg la croissance a ngi am mais croissance boo xam ne nii daanaka occidentaux yi ñooñu ci ëppale loolu day daal di doy kéemaan kon mi ngi mel ni réew mi lépp loo xam ne nii jariñ la jox nañ ko nasaraan yi les occidentaux pétrole bi dégg ngeen ko baatu spoliation déggoon ngeen ko foqar ci ko ba pare jël ko gaz bi dégg ngeen ko ci boppam zircon bi aussi dégg ngeen ko loolu lan te kat dañuy wax lu ñu suñ boroom yekkal la kon ana luy ndeyu ñu koy jox tubaab bi ñoom joxuñu leen ko bon laneen li ci des nag fi ma ko terminé moo di dama ni le président de la république Macky Sall na xoolaat aw tooginam parce que mi ngi def un pari risqué mi ngi def risque bu rëy boo xam ne ni xamu ko mi ngi def lu ko neex di doxalee lu ko neex sénégalais yi di avancer dans la douleur ci biiru naqar ci biiru mettit ci boppam jàpp na ni kilifa yi diine yi ci boppam ñoom ñoo koy jàppale ñoo koy falaat moo tax ma ne ko erreur ngi am su fekkente ni bëgg na deuxième mandat na gën a takku na gën a liggéey ci boppam dëgg la am na ay réalisation dëgg la mi ngi jéem mais su fekkente ne dafa defee ni kilifa yi diine yi ci boppam ñoom ñooy fal yàlla mooy seet ku ko neex mu fal la yàlla mooy seet ku ko neex mu folli la su fekkente ni kilifa yi diine yi la Abdou Diouf di fi jóge te bëggoon na fee toog su fekkonte ni kilifa yi diine yi la le président Ablaye Wade góor gi ci diggante Versailles ak Fann Résidence yàlla na ko yàlla may fanu gudd te mu toog gunge ñu ba 2019 passé kon du wàcc ci boppam yàlla mooy seet ku ko neex mu fal la te nan la lay fale ci boppam la mu la dénk na ci askan wi gis seen bopp mais su fekkente ne askan wi gisuñu ci seen bopp tubaab yi nasaraan yi ñoo ci gis seen bopp ba pare foqar ci suñu yëf ci boppam ak kilifa goo mën a wax ak lu mu mën a doon itam yàlla ci boppam mooy décider c'est le bon Dieu qui gère ce monde à sa guise kon nu ñu ko waral moo di ko war di ko sant ci boppam muy dolli ci boppam te le président ci boppam na xam ni kat benn juge la am muy le peuple sénégalais bu ñu demee ci élection 2019 yi donc lii rek laa ni woon daa di koy terminer ni Sénégal ca kaw ca kanam ma tegal leen l'élément dont je parlais tout à l'heure comme ça ngeen num tuddati ko ngeen déglu ko après ma ubbi antenne bi. Bénéficier par consensus du groupe des non-alignés des 5 minutes de temps de parole et je vous demanderai de bien vouloir en tenir compte. Vous aurez 3 minutes, chers collègues. Après les 3 minutes, on coupera le micro. Je suis désolé, vous avez dit que c'est 3 minutes et que pour les groupes, c'est... C'est les présidents de groupe qui ont 5 minutes. Ils sont 2. Ok, il n'y a pas de problème. Ils sont 2. Je tiens à dire d'abord à tout le monde, que ñàkk xam baaxut ñi jàpp ni yokkute bu am ci budget performance nax nañ seen bopp budget dafa musa di yokku Sénégal bi muy Sénégal ba léegi ñaari at rek le budget yokkuwul mooy crise 1979 ak après dévaluation budget dafay yokku du dellu gannaaw nañu bàyyi félicitation budget bi yokku na la ñu war a xool mooy ci ban proportion la yokkoo suñ ko seetee d'année en année te loolu professeur Sall léegi wane na ni ñu ngi ci benn baisse parce que tendance bi ñu newoon génn nañ ci ba léegi wàññeeku nañ ci ñaari poñ muy benn ñaareel bi ma ne na ngeen yërëm sénégalais yéen monsieur le ministre budget bi mun naa ne 86,8% recettes yi travailleurs yi ak ménages yi ñoo koy supporter 86,8%. Entreprises yi Sénégal duñu fay suffisamment d'impôts te ñi ca nekk di def seeni luubal parce que li tax travailleurs yi di fay mooy dañ leen retenir à la source ñi ca nekk di def seen luubal bu ñu leen jàppee ba redresser seen ci ay milliards yow mi yaay jël sa big ne baal naa leen ko gis nañu remise gracieuse yi gis nañu amnistie fiscale yi ak yeneen ci ay entreprises yoo xam ne yu solvable la ay milliards ñu koy sànni ca booba jamono boutiquier bi nekk fii ci bopp koñ bi su fayul patente 50 000 ngeen envoyé ñu tëj boutique am yërëm leen sénégalais yi chaque fois su ngeen buggee atteindre seen objectif lu ngeen di def créer de nouvelles taxes yoo xam ne ñan ñoo koy supporter c'est le petit peuple c'est les petits sénégalais c'est les sénégalais d'en bas mais ñi war a fay duñu fay daaw lu ngeen def créer ngeen une taxe sur le ciment nga xam ne ñu koy supporter mooy
mbokki auditeurs yi ngeen déglu ma ngeen jéggal ma ci dog-dog boobu parce que dama jot si ñu. mun naa ne 86,8% recettes yi travailleurs yi ak ménages yi ñoo koy supporter 86,8%. entreprises yi Sénégal duñu fay suffisamment d'impôts te ñi ca nekk di def seeni luubal parce que li tax travailleurs yi di fay mooy dañ leen retenir à la source. ñi ca nekk di def seen luubal bu ñu leen jàppee ba redressé leen ci ay milliards yow mi yaay jël sa big ne baal naa leen ko gis nañu remise gracieuse yi gis nañu amnistie fiscale yi ak yeneen ci ay entreprises yoo xam ne yu solvable la ay milliards ñu koy sànni ca booba jamono boutiquier bi nekk fii ci bopp koñ bi su fayul patente 50 000 ngeen envoyé ñu tëj boutique am yërëm leen sénégalais yi chaque fois su ngeen buggee atteindre seen objectif lu ngeen di def créer de nouvelles taxes yoo xam ne ñan ñoo koy supporter c'est le petit peuple c'est les petits sénégalais c'est les sénégalais d'en bas mais ñi war a fay duñu fay daaw lu ngeen def créer ngeen une taxe sur le ciment nga xam ne ñu koy supporter mooy sénégalais yi bëgg kër te mënuñu koo am wala ñuy tabax di góorgóorlu ren yéen a ngi bëgg a modifier les barèmes des redevances parce que 18% de bi ngeen bëgg a yokk ci recettes non fiscales yi xam ngeen ni mënu leen ko am ca boobu jamono même ci biir travailleurs yi ñu war a fay impôt duñu ko wax keroog interpellé naa leen ne leen depuis code 2012 bi amatul ñu am droit commun incitatif amatul benn revenu du bu député du bu ministre du bu fonds commun du kenn boo xam ne war nañ ko exonérer te tey député yi fi nekk man de 1500 lañ ma dagg impôt ci boobu jamono enseignant buy fayeeku 400 000 ñu koy laaj 70 000 francs d'impôt du yoon xaalis bi jëlee leen ko fi ngeen ko war a jëlee ji parce que xam ngeen fi niche fiscale yi nekk ñu dellu su ngeen demee ba war a nag évaluer mais prévision bi baaxul parce que 349 milliards ngeen yokk ci budget bi ci jamono jooju tey yéen a ngi 84 milliards de gap administration fiscale def liggéeyatul ndax politique directeur général politique directeur des domaines politiques ku xëy dem def seen meeting 100 millions ñëw toog moo tax gab yi di am ngeen boole soo boolee gab yi ak li ngeen wax nous sommes à plus de 450 milliards boo xam ne moom ngeen ni laaj ñu yokk ko te xam ngeen ni mënu leen ko am ma dellu si ni su dépense jotee ngeen jël marché yeeg lépp jox ko tubaab yi jox ko étranger réew mi dañ koo tayle tey étranger yi pétrole bi ñu jaay ko zircon bi ñu jaay ko maa ngi jéggalu parce que 3 minutes mënuñ ci wax li ñuy wax waaye lépp def nañ ko question de déposé ko. Je vous remercie. kon auditeurs yi dégg ngeen li mu wax muy l'honorable député Ousmane Sonko dama koy wax toujours su ngeen gisee ma teg ko wax ji mu wax dégg ngeen ko yërëm leen ngir yàlla sénégalais yi ñi ngeen war di fay impôt fayu impôt dem leen ngeen di leen fayu moom nee na fi mu nekk 1500 lañ koy dagg yoon loolu yoon la ci ku ñuy fayeeku député yi fayeeku ay millions te borom bitig bee nekk ca nu mu tuuti bi fukki junni rek su fekkente ni fayu ko wala la ne ñu indil ko ay problème député yi moom mu ne 1500 la ñaareelu fànn bi moo di nee na lépp loo xam ne ni ab liggéey la wala leneen waa bitim réew yi la ñu koy jox am na ku nekk ci ligne bi wala may jël ki nekk ci ligne bi nag di leen yëgal ni lii su ma sañoon suñu député Abou Diallo nga xam ne moo ñu fi toogal États-Unis Canada ak Océanie ci boppam lu mel nii laa bëggoon mu di ko def lu mel nii laa bëggoon mu di ko wax su fekkoon ne nag dana diisoo ñi nga xam ne ñoo fi nekkaloon ñoom la fi nekkaloon ñi nga xam ne aussi ay candidat lañu woon danañ ko mën a jox ci seen programme lii dana mën a jariñ mais ay affaire tagg président la fa nekke woon ak lan affaire fees ma ne leen fees moom mooy lan la ñuy fees am xar la ñuy fees am xar mu jaasir la ñuy fees ni xaw ma waa Rhode Island jox nañ leen seen wàll ci xaw ma lan ca fàlla rek waa ñii jox nañ leen waa opposition bi jox nañ leen seen wàll loolu lu ñuy wut assemblée ci nu mu tëddati fees xaw ma la ba pare di gërëm soxna si nga xam ne moo ko yore man bi ñu waxee fees sax damaa defee ni publicité bii may wax ci xaalu 116 wi ci boppam moo tax xar mu jaasi bi la ñuy fees am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah wàññil tuuti foor na lool waaw wàññil waaw bismillah waaw naa def sant subhanahu wa taala alhamdulilah ñi ngi rafetlu waxtaani macha allah merci ak dëgg bi si yow itam lii moom néew na lu mu koy dégg ci ku bokk APR de. ah yàlla ci boppam moom ak dëgg te nit ki. waaw man daal man laay déglu temps yi mais wax dëgg yàlla damaa kontaan damaa yàkkamti déglu sa émission. ku la ni sangul bëgg Macky Sall ci boppam a tax ma ñi ko émission bi ñu ko bëgg ñëpp nag ba Japon ñëpp a ngi koy déglu fi mu nekk nii. ku ko mos benn yoon am na waaye rafetlu naa waxtaan ne temps yi yëpp maa ngi koy déglu. am na ñu daan wax naan du ma déglu rajo Modou yi mais bañ commencé déglu la voix de l'émergence bàyyeetuñ ko am na ku nekk ci ligne bi xaaral na xool ko mu barkeel. waaw jërëjëf salaamaaleykum merci. bismillah rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence rapidement loo bëgg a barkeeloo ñu ngi lay tatagal.
salaamaaleykum Omar ñu ngi lay siyaare. ñu ngi lay siyaare delloo siyaar yàlla boole ñu ko ñun ñëpp. yàlla na fi yàlla yàggal. amiin ñun ñëpp ñu bokk ko incha allah. dëgg gi yàlla sax. dëgg la dëgg dafa neex loolu. dëgg la su ku la ni sangul saptaar la bëgg koo bëgg moo tax ma di ko wax dëgg gi ci boppam. wallaay dëgg daal dafa neex. dafa neex ci boppam. man nag li ma métti mooy ki nga xam ne sama mbokk la ñu bokk dëkk. waaw. muy am mag muy Moustapha Niass. waaw. waxuma la boo waxee waaye aw turam dong fi ma ko déggee sax damay rus. doy na kéemaan. waaw aw turam dong fi ma ko déggee dama koy rus. dëgg la doy na kéemaan. sama najaay la nag ko bokk dëkk. waaw mais nag waaye aw turam dong fi ma ko déggee damay rus. dëgg la ak dëgg yàllaa ko moom. jërëjëf am na ko ne ci kii bi xaaral ma seet ko mu barkeelu ba xam. rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence. leerul de leerul. waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakatuhu bismillah ñu ngi lay tatagal ci rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence la rajo majeure. rajo bi am na solo lool wax dëgg li nga fi wax lépp dëgg la. merci li may ñaan daal mooy yal na yàlla may député yu bëri yu mel honorable député Ousmane Sonko. exactement xam nga lii mu wax ci boppam dafa neex te dafa rafet bañ na ko ba ci boppam la tàmbalee xool leen lu tuuti liñ koy dagg ñetti téeméer ci ñuy fayee ko ay millions. muy fayee ko 1,3 million. waaw te borom bitig ba nekk fële ci kii ba buy manqué ñu koy tëj. am na ay entreprises yu nekk Sénégal yu rëy yoo xam ne nii kenn du leen fayeeku lempo loolu rafetul da dul yoon. waxtaan wax dëgg jàll soo gisee may wax lii le président Sall ci boppam ku la ne sangul saptaar la bëgg. nit ki soo àndeek moom da nga koy wax ak dëgg te yàlla tax. lépp loo xam ne nii luy jariñ Sénégal la na xam ni président Sall Sénégaloo ko ëpp nag. Sénégal a tax ñu teg ko fa am na ñeneen ñu fa nekkoon avant moom. moo tax léeg-léeg dañuy fàttali leen faloon. dañ koy fàtte nag boobu fàtte la faloon boo li lay fàtt doo ko gis de bët du gis li koy fàtt de. xaaral am na ko bëgg a barkeelu fii. rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence la rajo majeure loo bëgg a barkeeloo ñu ngi lay tatagal bismillah. Amadou Omar ñu ngi lay siyaare. ñu ngi yàlla nangu ziyaarte boole ñu yool bi. waaw ñu lay rafetlu si émission vraiment. merci infiniment jërëjëf sëñ bi yow a kan. waaw di la ñaan nga tegal ñu sunu député bi rek li mu waxoon man dama koo déglu woon waaye doylu ma ci quoi. waaw dina man su amuñu élément bi allo. waaw. député ban ci kan. député diaspora bi. waaw yónnee ma élément bi bu baneen yónnee ma teg ko man kay nee naa leen lépp loo xam ne ni indil ngeen ma ko te muy luy jariñ ma teg ko ba pare ñu commenté mais nag waxam bett na ma parce que assemblée nekkuñu fa pour tagg président de la république diaspora bi am na ay soxla yoo tax nii ñoo taxoon ñu fal ko ci boppam am nañ ay mébét yoo xam ne nii ñoo taxoon ñu teg ko foofa mais teguñu ko fa pour mu taggal ñu suñu président de la république loolu taxul waaw teguñu ko fa pour mu taggal ñu suñu président de la république loolu taxul teguñu ko fa aussi pour ñu waxal ay affaire u fees man bi ñu waxee affaire u fees sax dafa naa ne xar mu ñuy fees laaj yu demee noonu dafa dégg publicité sans cesse bi maa ngi daan leen mbaa xar mu ñuy fees xar mu jaasir la te kat nee na waa foofa mu dëkk muy root ay leen ci boppam opposition bi jox nañ leen seen wàll xaw ma fan la réglé lañ leen jox xaw ma lan lañ leen jox ci boppam xaw ma loosu lañ jox opposition bi xaw ma jigo bi lañ leen jox mais noonu laa ko déggee donc mbir mi daal mi ngi noonu ki ma wax ni ma dafa bëgg a teg kii bi su ma indilee élément député diaspora bi bu soobee yàlla ci kàttanu yàlla xam naa dinaa ko teg kon prochaine fois léegi donc émission bi nii la mën a demee maa ngi jéggulu nag lool parce que espace santé bi xam naa ni fi mu nekk nii du fi xaj parce que dañ ma demandé woon ni ma tegaat affaire tension bi donc du ma ko mën a num tuddati du ma ko mën a tegaat parce que xaju fi parce que daanaka 2 minutes ñoo ma dese xam naa ni kon su yoon jeexul waaw su li jeex xam naa damay bàyyi kon ba baneen yoon comme ça après ma tegal leen ko ensuite am na baneen boo xam ne nii programmé woon naa ko mais xam naa du mën a jàll yoon yemul ci benn dinaa ko teg une prochaine fois li may ñaan daal moo di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla na indi jàmm ci Sénégal parce que ñun ñëpp moo xam pouvoir nga nekk moo xam opposition nga nekk moo xam ak koo mën a doon rek nañuy ñaan jàmm jàmm mooy li njëkk mooy li mujj te président Sall aussi na xoolaat aw tooginam bu mu defee ni kilifa diine yi ñoom ñoo koy fal liggéeye koy fal répondre aux aspirations des Sénégalais loolu moo koy falaat moo koy joxaat 2e mandat su fekkoonte ni kilifa diine la rek la ak alal la kon président Abdou Diouf du fi jóge
kon le président Abdoulaye Wade aussi góor gi ci diggante Versailles ak Fann Résidence yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér gi yaram te bu mu bàyyeegoon politique na xaar ba gunge ñu ba 2019 bi passé ci boppam mu soog a nag bàyyi politique complètement donc lii rek laa ni woon dinaa ko indi maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di wax rek salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf merci. donc voilà auditeurs yi donc émission bi